ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci benn sujet boo xamante nii lu mënta ñàkk la. lu mënta ñàkk la parce que mbir yaa ngi bëgg ëppi loxo parce que bu demee bay doomi aadama xam nañ ñu mu doon mais duñu leen defal promo parce que ñoom loolu la ñu bëgg ñu leen di partager nit ñi di leen gis di leen mën a suivre ci réseaux sociaux yi mais ñooñee yamatuñ ci xas suñu kilifa yi. mais dañoo dem ba yegg si di leen saaga yu ñaaw dem sax ba yegg seeni xeet fa ñu bokk donc bu loolee lépp amee baax nañu def taxaw seetlu te lépp rek ñu teg ko ci xam-xam prétexte vidéo bi nag mooy lu yàggul dara kenn ku jigéen nee naa leen duñu tudd seeni tur wala fësal fi ñuy waxee parce que ñoom loolu lañ ci bëgg pour yokk seeni followers ñun sax dañoo jàpp ni ñàkk wormaal El Hadji Oumar weesuwul di partager vidéo boo xamante ni dañ ko ciy saaga loolu dooleel ñu koy def la defal leen promo la te vraiment ñun duñu tombé ci piège boobu noonu ndax compte Instagram bi nga xam ni fa la ñu waxee lu ñaaw jëmale ko ci El Hadji Oumar te njëkkewuñ ko ci moom saaga nañ aussi yeneen kilifa diine ci seen yeneen publication page boobu noonu ñun jotoon nañu envoyé pour ñu publier ko nit ñi dem signaler leen ci même période boobu noonu maanaam biñ ñu ko envoyé pour xamal ñu ko ñu gis benn page Instagram bu ñëpp xam muy Ficha Sénégal ne ay followers am maanaam ñi nga xam ne ñoo koy suivre nañu dem signaler page boobu noonu nga xam ni day saaga suñu kilifa diine yi mais gars yi uli ko ñu dem signaler page bi mais dañoo dem di ko suivre maanaam Ficha Sénégal moom li mu ci jublu woon mooy lu baax pour que ñu signaler page bi Instagram tëj ko mais finalement internautes yi dañoo dem di follow page boobu noonu di ko yokk doole moo tax ba ñu seetluwee réaction boobu noonu ci la ñu ne nañu jël suñu temps xool ban méthode la ñuy jël pour yee sénégalais yi ci benn campagne boo xamante nii ay doomi aadama ñu ngi koy mëne ci internet bi ñoo xam ni nekkuñu Sénégal ñi ngi bitim réew te lii seen activité mooy di xëy suba ngoon di saaga suñu mag yu baax yi. ñu ne nañ ko leeral taalibe yi mais lépp ñu aborder ko noo xamante nii duñu leen defal promo parce que ñoom loolu la ñuy sàkku nit ñi di leen partager di leen coow fekk leen ci seen compte yi di leen saaga ñoom loolu lañ ciy souhaité. ñu profité ci aussi leeral ay fausse information yi nga xamante ni yëkkati nañ ko di ko jëmale suñu mag yi rawatina El Hadji Oumar Tall jàmbaar joo xamante ni tey képp ku judd ci njabootu Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam biir Sénégal da nga ko war a sante ndax am na rôle bu rëy bu mu ci joué. point bi ñu njëkk a leeral mooy li taxoon El Hadji Oumar doon xeex parce que ñu bari ci ñoom maanaam defkatu ñaawteef yi nga xam ni ñi ngi ci réseaux sociaux yi di sos. dañoo mën a fabriquer histoire te noonu la ñu def ci kaaw El Hadji Oumar parce que El Hadji Oumar moom ñu bari dañ koo booleeg génération wu ñoom El Hadji Malick Sy wala Cheikh Ahmadou Bamba mais jamonoom jiitu na presque un demi-siècle avant kilifa yooyu noonu di génne ci àdduna donc pour mën a comprendre démarche El Hadji Oumar Tall faaw nga xam ni jamono gam doon xeex ngir l'islam taxaw Afrique de l'Ouest parce que xeexam yamul woon rek Sénégal faaw nga xam ni contexte gi taxoon mu doon jël ay ngànnaay di xeex bokkut ak woon contexte ñoom Cheikh Ahmadou Bamba El Hadji Malick Sy parce que ñooñu résistance pacifique lañ doon def seen xeex laajul woon gàddu ay jaas ak fetel donc loolu dafa baax ñu leeral ko pour que taalibe yi xam ni sëriñ su ne ak jamonoom li mu laajoon El Hadji Oumar Tall mission moo nekkoon tasaare l'islam ci suñu zone bi ñun Afrique de l'Ouest waaye itam tasaare tarixa Tijaniya mais jamono jooju dafa amoon ñu taxawoon ngir neenal mission gi mu amoon ci suñu région bi muy tubaab yi te tubaab bi jamono jooju noonu xamul woon négocier lenn la ñu xamoon mooy ànd ak seeni soldats jàpp ray lii moo waraloon El Hadji Oumar jël ay ngànnaay jàmmaarloo woon ak ñoom bu ñu jëlee par exemple Faidherbe démarche am moo nekkoon di attaquer ay villages biir Afrique pour teg fa loxo ci attaque yooyu noonu lim ci rey ci ay africains kenn xamul lu mu toll ay junni doomi aadama moo tax fi mu toll nii jeunesse su Saint-Louis dañoo war a jóg bés daaneel statut Faidherbe bi nga xam ni mi ngi fa ndax du yoon ñu koy màggal dafa doon toroxal suñuy maam mais ci jamono jooju dafa amoon ku fi nekkoon muy El Hadji Oumar Tall mi nga xam ni moom anti Faidherbe la woon ci la créé woon moom itam arméem ngir jàmmaarloo woon ak ñooñu Faidherbe yi parce que Faidherbe li nekkoon mission mooy di attaquer ay villages moo xam Sénégal wala Mali bu ñu jëlee par exemple royaume bi di Kasso féetee tey Mali. bi fa Faidherbe bi di dem di teg loxo en 1847 doon lëkkaloo ak waa dëkk ba maanaam noot leen ba ñooñu mujjee coopérer ak moom mais El Hadji Oumar Tall dafa jàmmaarloo woon ak moom ngir libérer royaume bi en 1857 El Hadji Oumar xeex na fa ak soldats yu français yi ñetti weer ak lu teg 97 jours mu jàmmaarloo woon ak ñoom di xeex pour libérer royaume boobu noonu donc bu ñu naan El Hadji Oumar Tall dafa rey ay mbokki africain am ngir forcer leen diine l'islam nañ koy nettali ci anam gi mu amee
ay tubaab ñoo ñëw aakimoo suñu royaume ngir imposer ñu culture occidentale. El Hadj Oumar jàmmaarloo woon ak ñoom ku wax guerre nag wax ay victimes léegi nag lan moo tax ñu bëgg a jël victimes yooyu noonu jamono jooju ak xeex yi fa amoon dendale ko ak El Hadj Oumar Tall bàyyi Faidherbe mi nga xamante ni moo ñëw suñuy dëkk en mission ngir mën ñoo noot. donc il faut que africains yi dellu ci histoire te bañ a déglu ñi nga xam ni tubaab yi leen yónni ay traître lañ raconter leen ay fausse histoire ngir ñu soppi suñuy taarix yàq deru suñu mag yu baax yi. parce que naafeq mënul weesu nga bàyyi Faidherbe mi nga xam ne dafa rey ay junni africain ngir occuper seeni royaume ku mel ni El Hadj Oumar Tall jàmmaarloo woon ak ñoom ngir conquérir moom itam ay village teg fa loxo dindi li fi tubaab bi samp remplacer ko ak li nga xam ne mooy diine l'islam yow nag nga yor naafeq gu doy ni naan da doon rey ay mbokkam ngir imposer leen benn diine yow boobu ana sa maam yow jamono gi El Hadj Oumar Tall doon jàmmaaroo ak tubaab yi fu sa maam nekkoon. dañuy wéy ci leeral yi balaa ñuy ñëw ci lobby yi nga xam ne ñoo yónni sàggkatu suñu kilifa yi nekk ci internet bi parce que bu weesoo ñàkk wormaal gi ñu ñàkk wormaal suñuy mag dañu bëgg a imposer benn idéologie tubaab ndax ba tey ci seeni tuuma bi yoon yemu ci El Hadj Oumar Tall mais dañoo yegg ba ci communauté maanaam communauté pulaar genre stigmatisation la parce que gars yi pour am li ñu bëgg ci suñu réew yi faaw ñu xaajale léegi ñu jël communauté pulaar yëkkate ay kàddu jëm ci teel a maye pour wal leen ne rek ñoom ils n'ont rien compris idéologie dëkk yi nga xamante ni fa lañ nekk di yàq suñu der seeni xalaat ak seeni gis-gis ñoom noonu la ñuy développer seen idée bu ñu remonté ñun ci suñu histoire du alpulaar yi kese ñoo ko doon def mais xeet boo demaan démb dañu amaan habitude di teel a maye jigéen bu dee ni góor nga itam ñu teel laa takkal soxna ngir nga am njaboot goo xamante ni dañ la mën a teel a noppal ci tool yeeg sàmm gi. xëy na pël yi ñooy ñi nga xam ni malgré colonisation ak yeneen réussir nañ ba garder lu bari ci seeni cosaan benn bi di teel a maye mais bu ñu jëlee tubaab yi ñoom li ñuy dippee viol parce que tubaab yi ñoom fexe nañ ba créer mot viol wutal ko âge ne maanaam boo amagul 18 ans mineur nga def ko suñu bopp yi ba ñu gëm ni âge de la majorité mooy 18 ans maanaam ñun dañuy copier rek ba ci suñuy loi parce que ñun boo jëlee suñuy aada moo xam xeet bu mënti doon 18 ans du âge de la majorité. loolu dafay mbir boo xamante ni tubaab yi ñoo ñu ko imposer suñuy cosaan âge yu maturité mi ngi nekk entre 14 jàpp 16 ans jëm kaw mais malheureusement ak colonisation bi ak loi yi nga xamante ni suñuy njiit bi ñuy soog am indépendance dañ ko copier woon ci France parce que li ma ta leeral mooy bi ñuy am indépendance woowuñu kilifa aada yeeg diine yi ak bépp acteur ñu bind suñu loi ba mu méngoog suñuy aada ak suñuy diine dañoo dem copier loi wu France fépp foo xamante ni am na France ñu effacé ko bind Sénégal loi yooyu noonu moo fi nekk ba tey kon ñun psychologiquement dañu coloniser parce que loi yi ñu màggaale yu ci bari France moo ko bind ak yenn ci suñu soi-disant intellectuels yi d'ailleurs loolu sax mën nañu définiraat ko maanaam lan mooy intellectuel ñun jàpp nañ ni mooy d'abord nga gëstu li nga xamante ni mooy sa cosaan xam sa histoire ba du lépp lu la tubaab bi wax rek mooy dëgg c'est pas parce que tubaab bi nee na 18 ans boo ko amee majeur nga mooy dëgg nit am na 15 ans gën a mature fuuf ko am 25 ans lépp question éducation la te macha allah ñun Afrique yàlla may nañu ay valeurs yoo xamante ni buñ ci sukkandiku woon dès le début xool li baax si ñun ñeneen ñooy ñëw di ñu copier mais pas ñun bu ñu sàgganul woon tubaab bi duñu ñëw duñu forcer ay notions ak ay idéologie yoo xamante ni dafa dem ba ancré wu suñu bopp yi bañ na ko tey ki ñuy woowee intellectuel mooy ki topp xalaatu nasaraan si di ko tari bu la yàlla nattoo nag ba xamoo sa aada xamoo sa diine jàngoo li nga xamante ni mooy mbind suñu mag ñi ba far tukki dem ci seen réew yi nasaraan si yóbbaale la pour yow yeewu nga xam nga lépp fekk ab ignorant nga boo xamante ni da ngay tëli di dem mooy la plupart ñi ngay gis ñuy saaga suñu mag ñi li ñu ñàkk xam moo bari dañoo xamadi loolu moo leen dal. léegi nag ñi ne ci internet bi di saaga suñu kilifa yi il faut que nit ñi xam ñooy ñan ñenn ñi ci ñoom ay pàcc lañ mais ñenn ñi dañoo lire ay livres Cheikh Anta Diop te malheureusement comprendre uñ ci dara ñàkk comprendre Cheikh Anta Diop mooy nga réeree mbir ni jugul woon pour xeex diine yi jullit la woon taalibe murit la woon ñàkk comprendre Cheikh Anta Diop mooy nga réeree mbir ni tàqale xeet yi taxu ko woon jóg maanaam kii fii la bokk nit ku ñuul la wala nit ku weex la bu doon loolu la du jël soxna koo xamante ni ab tubaab la Cheikh Anta Diop li ko taxoon jóg mooy won àdduna gépp ni Afrique bi ngeen naan amul histoire di leen méngaleeg ay golo ay mala mooy le berceau de l'humanité bépp xeet fii la bàyyeekoo lii moo nekkoon mission Cheikh Anta Diop.
ñeneen ñi saaga suñu kilifa yi ak jéem a tàqale tarixa yi mooy ñi nga xam ni ay lobby ñoo nekk seen ginnaaw. jibaloon nañ ko ci vidéo bi ñu mujjoon def ci concurrence bi ñu bëgg a créer entre tarixa yi. donc il faut que nit ñi xam ni dafa am ñoo xamante nii fi mu ne nii dañu taxaw temm ngir xaajale ak xarab këru diine yi. dafa am benn article boo xamante ni dañ ko partagé woon semaine yële ci suñu page Facebook te ki ko bindoon di Bakary Samb di enseignant chercheur université Gaston Berger bu Saint-Louis muy leeral ci biir article bi nga xamante ni ñu ko publié woon ci journal français bi nga xam ni mooy Le Monde mu ciy xam ne ni jaadu na bés ñëw am gouvernement boo xamante ni day jàmmaarloo këru diine yi fi nekk comme ni mu amee ci yenn réew yi nga xamante ni dañu janoog ñoom. ba tey ci biir article bi moom Bakary Samb am kenn ku ci def benn déclaration anonyme maanaam koo xam ni kenn xamu ko mu ne bu këru diine yi xaajaloowee ci la république bi maanaam ñoom li ñuy dippee république loo xam ni dañ ko copier ci France république boobu noonu ci lay mën a amee ndam ci xaajaloo këru diine yi. donc seetlu ngeen ni am na volonté manifeste pour jàmmaarloo këru diine yi nga xamante ni moo fi nekk. mu am aussi ñeneen ñoo xam ni ñoom xamuñ lu géej gi riir ñàkk a xam li géej gi riir mooy nga bëgg a jël doxalinu wala jëfinu doom wala sotu kilifa diine yi wala ku bokk ci ñoom maanaam taalibe bëgg koo généraliser ne tarixa yi ñooy problème réew mi. alors que yow gëstu woo xool li El Hadj Oumar jàngale wala Cheikh Ahmadou Bamba wala Seydi El Hadji Malick Sy wala El Hadj Ibrahima Niass Cheikhna Cheikh Saad Bou wala Seydina Issa Rouhou Laye ñooñu ko gëstu seen i mbir gëstu seen i téere ak seen i mbind lu dul yàlla ak yonent bi ñoru leen woon. donc ñooñu mënoo sukkandiku ci ñenn ci seen i njaboot wala ñi mbubboon yi seen i taalibe lañ am doxalin boo xamante ni jaarul yoon nga bëgg ci sukkandiku ne tarixa yi ñoo yàq réew mi. keneen ku ñu mbubboon ni ci ñoom nga bokk di defoo lu ñuy santaane loolu yow la engagé yow mi ko def mais engagé wul kilifa gi nga xamante ni yow nee nga ci moom nga jóg wala sa maam la wala sa baay la. mi ngi mel ni tey nga jël Mohammed Ben Salman bu Makka ñëpp xam nañ ni ay lobby lay liggéeyal ci nouvel ordre mondial bi la bokk ci lay dox. mi ngi mel ni nga xool jëmu jooju noonu tey ne léegi kenn warul demati Makka war a topp njàngale Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam moom Mohammed Ben Salman li muy def moom la engagé mais mënul wàññi dara ci daraja yonent bi mënul wàññi pas-pasu jullit yi nga xamante nii tënku nañ ci diine l'islam. donc mënoo jël tey nit ku bokk fenn def lu dul yoon nga jaare fa ne moom sax fa mu bokk ak ki mu gëm ñoo bokk yam dañ leen fay war a jëlee. yow mënoo wax a wax ba ki nga xam ni El Hadj Oumar Tall la gëm moo tax mu xam diine l'islam ndax moo doon xeex ngir diine gi samp fi mënoo wax ba kooku noonu du ko gëm ndax amee na ko njukkal. mënoo wax ba murit bi weddi Bamba wala Lamp Fall ndax dañ koo yar ci philosophie bi nga xam ne mooy ñaqi jariñu jëf jël moo xam ci àdduna wala yowmal xiyam. mënoo wax ba taalibe Maodo bi dagg kurusam sànni ndax dañ ko nàppatal ci baatu laa ilaaha illallaah ak sàbbal yonent bi bés bu yàlla sàkk. mënoo wax ba taalibe baay bi weddi El Hadj Ibrahima Niass ndax dafa réeroon ñu tarbiya ko xamal ko yàlla xamal ko boppam ba bu déggee baatu yàlla day yegg ci xol bi ba day daanu di yuuxu di jooy. laayeen bi nga xam ne dafa jokk ci yoonu Seydina Issa Rouhou Laye naka noonu taalibe Cheikhna Cheikh Saad Bou moom itam mënoo fexe ba jëlee ko ci yoon bi mu nekk. kon tey ngaa noppalu te xam ne li ngay wax yëggul fenn taalibe bi nga xamante ni dafa dogu te nekk ci yoon. taalibe yi nag ñoo war a yeewu fi mu toll nii te bañ di may promo ñoo xam ni dañoo réer. may promo bi mooy di leen suivre ñuy wax ngay tontu wala di partager seeni vidéo ñi leen xamul woon di leen bàyyi xel wala di leen accorder benn importance boo xamante ni amuñu ko parce que ñoom loolu moo leen ciy neex polémique bi moo leen di dundal ñu ne ci lobby yi moo tax ñu leen di fay. kon bul nangu daanu ci piège boobu noonu wala di participer ci li leen di dooleel ñun de en tout cas ku es ñu tudd fii sa tur wala dugal sa photo wala di wax ci yow directement ngay dégg di nga xàddi. dinañ nag yee taalibe yi ñu xam ne ñooñee di ñàkk warmal suñu kilifa yi ñooy ñan ak li leen tax a jóg ba duñ leen accordeel benn importance ndax benn groupe bu ndaw la boo xamante ni ku ci nekk am na ay compte yu bëri nit ñi dañuy jàpp ne ñu bëri lañ mais lu tuuti lañ mais ku ci nekk am na compte yu bëri yoo xamante nii ci la ñuy tontuwee nit ñi wala di commenter ci réseaux sociaux yi. donc foog nit ñi bàyyi ci xel bañ a tombé ci piège bi mais li leeral la ci ay fausse histoire yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy créé di ko jëmale suñu mag ñi fan yi El Hadj Oumar Tall lañ jël ab ndaw su ñàkk worma xamadi yaruñu ko taxaw di yëkkati ay kàddu yu ñàkk worma ñu bëgg cee leeral quelques fausses histoires yi nga xam ne moom wax na ko ak ñeneen ñoo xamante ni ñoom ci même clan bi la ñu bokk di sos di wax lu amul ñu indi ci ay leeral yu ndaw taalibe yi nga xamante ni ñoom xamuñ jàngaluñ leen histoire suñu mag ñi ci biir école yi maanaam la bonne information ñu xamle ko partagé ko donc jàngat bi tey loolu woon ñu leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf